mbokk yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal ci taamu ngeen taamu Chabiba TV di ko wettali ko tey ci seen émission xamle njariñ ñi ngi seet si professeur Saliou Diop mi nga xam ni moo jiite centre national de transfusion sanguine bu ma ko tënkee rek mooy barab bi ñuy maye deret loolu nag la ñu doxantu si xool ban njariñ la am ci askan wi lan lañ mën a amee xam-xam ci moom moo tax ñu seet si ko njalbeen ñu sant ko gërëm ko nag ndax wax dëgg yàlla protocole bi yaatuwul dañoo daal di ñëw rek mu recevoir ñu ndax xam na ni xëy na liñ koy doxal tam dina jariñ askan wi professeur ngir ñu dugg ci waxtaan wi dañuy njëkk a nuyu la asalaamaaleykum. waaleykum salaam maa ngi leen di nuyu di leen remercier ci visite bi ngeen di ma defal tey. jërëjëf professeur mbokk yi temps bi yàggul te njariñ li yaatu na li ñu war a xam ci deret bari na trop te ku ne xam na ni émission bi waxtoom bariwul kon dañuy dugg rek jëm ci waxtaan wi ak moom professeur defe naa ne laaj bu njëkk bi mooy kii seetaan ki ci xamul dara sax war naa mën a tëb laaj ko buñ nee transfusion sanguine dëgg-dëgg mooy lan. alors transfusion sanguine benn banqaas la ci mbirum këru docteur ci mbirum médecine boo xam ne li ko tax a jóg mooy nu ñuy def ba deretu nit mën ko utiliser pour traiter yenn feebar yi am na ay feebar yu bari yoo xam ni dafay manque ci nit ki ay benn pàcc walla lu ëpp benn pàcc ci deretam fi mu nekk nag ñu toll nii ci connaissance bi deret ak ay pàccam amagul laboratoire walla usine bu koy defar donc ci nit rek la mun a jóge waaw donc transfusion sanguine moom mooy def lien boobu jël deretu nit koo xam ni moom ku amul benn feebar la pour utiliser deret boobu pour traiter ay maladies. maanaam daal dañuy dem jël deret ci ku ko am jox ko koo xam ni amu ko walla manqué na ko. waaw xam nga deret tamit dafa nekk lu xaw a complexe bu ñu nee deret dafa bëri ay lu nekk ci biir am na ay pepp deret boo gisee deret am na ñetti façon pepp deret ci nekk am na benn pepp deret bu tubaab yi tuddee globule rouge. waaw deret bu xonq bi. boobu moom li ko tax a jóg mooy rek oxygène bi nga xam dañ koy noyyi. pepp deret yu xonq yooyu ñoo koy jël di ko dugal ci suñu biir yaram boo ko amul sax dañ naan nit ki dafa anémie. anémie mooy sa pepp deret yu xonq yooyu amuloo ko te boo seetloo ñi nga xam dañoo anémie dañuy manqué oxygène dafa niroog rek comme si dañ leen xoj bu ngay gisee bu ñuy doxee dañuy gaaw a sonn bu ñu yéegee ci escalier di sonn seen bopp di metti loolu yëpp lu ko war mooy amuñu oxygène ñaareelu pepp bi ci nekk mooy ay pepp yu weex yu tubaab yi tuddee globule blanc pepp yu weex yooyu nag lu leen tax a jóg mooy lépp luy infection wala ay yenn feebar yi sunu yaram pepp yu weex yooyu lay jël pour défendre ko donc ay soldats lañu ñetteelu pepp yi ñu tuddee plaquette moom bu fekkee ne dañoo am nàcc-nàcc boo si leen seetlu bu toogee ba si yàgg rek garab deret day way nàcc-nàcc bi arrêté plaquette yooyu nag ñooy def fonction boobu kon boo xoolee pepp deret yi am na ñetti façon pepp deret yi nga xam ni day tax oxygène bi du dox yi nga xam ni sunu yaram daf ñuy permettre ñu gën a mun a défendre ci yenn infection yi ak yi nga xam ni bu fekkee am na nàcc-nàcc moom moo koy arrêté alors lu weesu pepp deret yooyu tamit dafa am benn liquide bu ñu tuddee plasma nag ci la pepp deret yooyu di féey loolu tamit produit la boo xam dafa am ay ndox am ay protéines ak ay njariñ yu bëri ci sunu biir yaram donc boo nee deret loolu yëpp ngay wax donc deret du rek benn produit benn complexe la boo xam ni pàcc bu nekk am na ci rôle bu muy jouer loolu tamit moom moo tax ñu xalaat ni njariñ la boo ko utiliser yenn saa mën nga ko utiliser deret bi yëpp mais de plus en plus dañuy ñëw di séparer pàcc yooyu. di ko utiliser pour traiter maladie. ok kon docteur su ma la déggee mooy deret am na njariñ lool. kon mbokk yi seetaan seen émission xamle njariñ kon beneen njariñ a ngi ñu seq koog macha allah koo xam ni xam na li muy wax ndax ni ñu ubbee waxtaan wi rek yow mi seetaan yaa ngi naan mbaa dina wax lépp li ma bëggoon a xam ñi ngi ci ak moom docteur ñaareelu laaj bi dafay jëm ci li nga lim lépp nag dégg gu ma nga tudd ku tëdd feebar xëy na kii mi ngi dox di appaat waaye mi ngi dox di dem mi ngi manqué yi nga lim yëpp mais kooku mi ngi dox
ki feebar it lañ ko gënoon a yaakaare kon laaj bi dëgg-dëgg docteur mooy kan moo soxla ñu may ko deret. alors ñi soxla ñu may ko deret ñu may leen deret mooy ñi nga xam ne manqué nañu dara ci composant yooyu ma la cité léegi ki nga xam ni dafa ñàkk ki ñu tuddee dafa anémie anémie moom mooy sa pepp deret yu xonq yooyu dafa wàññeeku ñooñu nag mooy ñi nga xam ni dañoo accidenté manqué deret wala ñi nga xam ni tuuru lu bari mun na nekk ci accident mun na nekk bi ñuy wasin ñooñu ñëpp xam nga bu fekkee ni tuuru deret am na ba pare moom am na ci fu muy toll foo xam ni il faut que ñu jokkala deret dinañ yokk deret aussi ñi nga xam ni dañoo am ay feebar yoo xam ni seen deret boobu du tuuru mais seen feebar day manqué seen deret dafay manqué boo jëlee xale yi yenn saa du nga gis koo xam dafa am siburu bu metti boo xam ni parasite yi dafay yàq sa deret ñu mel noonu il faut que nga yokkalee deret wala nga am deret boo xam ne baaxul ñi nga am dañoo am drépanocytose feebar la boo xam ni feebar bu ñuy donn la ñoom tamit seen deret day gaaw a yàqu dañ koy traité am na yeneen façon feebar yoo xam ne aussi mooy feebar yi gën a xew temps yi mooy ñi am cancer xam nga bu ñu amee cancer bu ñu leen di traité traitement yooyu tamit day yàq seen deret kon il faut que ñu remplacer deret boobu avant ñu leen mun a defal seen chimiothérapie ñii def am insuffisance rénale ñoom tamit xam nga seen rein dafay war a di segg deret bi donc il peut arriver que ñoom aussi ñu ñàkk deret bu ñu leen def hémodialyse dañu leen di yokk deret donc fi mu nekk daal deret feebar yi nga xam ne dañu ko utiliser law na bëri na yi ci gën a bëri fii ci suñuy réew surtout mooy jigéen ñu wérul ñi di am doom di xëpp di ñàkk deret ñi si ëpp tamit mooy xale yi yenn feebar yi ak aussi accidenté yi ak ñuy opéré wante yi nga xam ne nag ay yu feeñ la at yi ñu génn mooy traitement yenn traitement wu cancer yi wala ñiy def ay insuffisance rénale ñu lay def hémodialyse mun nañ xayma ñi daal que ni boo jëlee réew mel ni Sénégal li nga xam ne soxla nañ ko pour que feebar yooyu yëpp moo cité léegi ñu mun leen traité li nga xam ne soxla nañ ko comme deret nga xam ni Sénégal egg nañ fi mu nekk 16 millions que chaque année ñu am au moins 160 000 dons de sang 160 000 dons de sang maanaam téeméer ak juróom benn fukki junni ci nit ñu mayee loolu moom suñ ko amoon fi mu nekk nii at bu nekk yaakaar nañu ni doo dégg mukk ni par exemple fii kat mun nañu soxla nañ fi deret amul wala yu mel noonu mais docteur loolu warul jafe ndax wax dëgg yàlla ay millions ngi nit loolu du dara million loolu moom loolu mooy rek téeméeri nit yu nekk kenn mayee ci deret téeméeri nit yu nekk kenn mayee ci deret docteur foofu laay ñëwee ak yow ci téeméeri nit yu nekk kenn mayee deret mais kenn kooku foo ñu xam kan la ndax buñ duggee ci mayee deret xëy na liñ ci jot di dégg ci yéen ak sur le tas yi rek léeg-léeg ñu dégg ñu ni bokkuñu groupe kon mënuma laa may mënumaa may yooyu daal lëj na tuuti docteur kan moo mën a may deret ki mën a mayee deret mooy képp koo xam ne premièrement yow sentir nga ni amuloo benn feebar parce que il faut que bala ngaa mayee deret yow nga nekk ci wér-gu-yaram bien sûr soo demee bay foofu sax docteur bi dina la gis wante yow déjà xamal ni sentiroo ni daal yow feebaruloo amuloo benn feebar kooku war na mun a mayee deret ñaareel bi mooy que il faut que nekk majeur il faut que nga nekk diggante fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at ci Sénégal ba juróom-benn fukki at mais âge yooyu nag mën na varier am na yenn réew yoo xam ni mun nañ leen permettre ñu maye bu ñu amee fukk ak juróom-benn ba juróom-benn fukk ak juróom. mais fii ci Sénégal fukki at ak juróom-ñett ba juróom-benn fukki at. docteur lu tax loolu. waaw loolu yëpp aussi ay mesures de précaution rek la. fukki at ak juróom-ñett loolu c'est simplement la législation. mënuñu prélever koo xam ne mineur la. voilà juróom-benn fukki at aussi. ay mesures de précaution la rek parce que boo demee ci yenn réew yi mun nañu dem ba juróom-benn fukki at ak juróom. mais bëgguñu daal li ma leen wax rek li ñu gën a yukk mooy que ñu assuré wu que ni. ki ñu koy may daal kiy mayee amul benn problème si moom. ndax magum juróom-benn fukki at nag moom
waaw ku ko dolliwul kàttan waroo ko wàññil tuuti voilà mi ngoogu léegi des na bi ci tokk mooy ñetteel bi mooy que ni sa poids na ëpp juróom fukki kilo waaw am na ñu bëri ñu naan damaa tuuti mënuma maye wala damaa sew loolu yëpp amul njëriñ. docteur damaa foogoon ni ñi am yaram ñu ëpp deret. déedéet da ngay gis ñu am yaram di am anémie loolu amul benn rapport da ngay gis ku am yaram ba pare ñàkk deret beneen bi si topp mooy que su dee maye nga deret tey bala ñu laa autoriser nga mayewaat deret na toog ñetti weer ci góor ñeenti weer si jigéen loolu mooy li ñu dañu lay bàyyi yow nga reconstituer wu la nga mayoon ñëwaat loolu sax en fait du sax science parce que science wane na ni soo mayee deret tey balaa fin de la semaine li nga maye woon dellu si waat mais nag par mesure de précaution may nañu fii ci Sénégal boo demee yenn réew yi ñaari weer la fii ci Sénégal ñetti weer ci góor ñi ñeenti weer ci jigéen ñi. docteur am na benn laaj bu ma waajalul woon waaye ñëw na sama xel mooy dañuy gis ñi maye deret ñu tegal leen fii ab sandwich wala yëfi paa leen daal waaw boo mayee ba pare ñu jox la nga lekk lu tax xam nga loolu sax daf ci bëri ay ñu si lu mu ñuy jaxase parce que ñi dañuy defa ni booy mayee deret booy dem waruloo lekk waaw déedéet waaw sooy mayee deret li ñu gënal sax mooy ñun nga lekk ba pare doo ko dem mayee deret ndax gis nga soo mayee deret te lekkuloo ci ngay gis yenn saa ngay am ay tuuti miir wala ngay sonn ak yooyu mais bu dee lekk nga ba pare doo ko mayee deret sa prélèvement da nga koy def ba mu jeex du am benn signe boo xam ni fatigue la à votre niveau te booy mayee deret fukki minutes rek lay jëree bu ñu la commencé prélever à peu près 8 à 10 minutes au maximum war na jeex mbaa deret ji du jeex ci yaram bi nag non boo gisee deretu li ñuy prélever 400 millilitres de sang loolu lu tuuti la par rapport ak 5 ba 6 litres voilà 5 ba 6 litres boo xam ni nit ki mi ngi am na ko ci biir deretam te xam nga aussi sunu deret mi ngi jóge ci sunu biir yax yi te sunu yax yi dafay produire en permanence deret bi c'est-à-dire que soo fekkee par exemple wàññeeku na ci saa si lay commencer di ko remplacer donc loolu moo tax alors la ma laajoon léegi problème mu sandwich bi waaw problème mu sandwich bi ñaari fonction la am ki nga xam ni perdre nañ génn nañ ci moom deret dañuy bëgg bu naanee liquide bi au moins volume bi dellu si waat donc ñun liñ si gën a soxla ci loolu mooy dañ koy jox muy naan tuuti peut-être perdre na tuuti suukar ñu may ko benn jus mu donc dina ko réconforter dina ko retruquer par rapport ak prélèvement bi nga xam ni def na ko léegi bi ci topp nag mooy dañ koy bëgg a surveiller waale parce que moom mi mayee ba pare waaw bu mayee ba pare mu toog noppalu tuuti donc ñun li ñuy gënal mooy que boo mayee deret ba pare nga bañ a nekk di def ay efforts yu intense yooyu nga xaw a noppalu pour reposer wu waaw loolu moom moo tax ñuy def collation surveillance boobu ça nous permet tamit ñu waxtaan ak moom gën ko xam pour gën ko fidéliser waaw mu gën a xam kër gi dalal xel bi mu maye voilà c'est ça dëgg la docteur léegi nag xam nañ kan moo war a maye macha allah ndax li nga leeral loolu lañ soxla woon léegi nag kooku war a maye ma nga këram xamul fu muy jaar ban démarche la war a def ba ñëw may leen deret waaw xam nga nit ñi bu ñu déggee affaire u maye deret ñaari voie la ñu mën a jaar bi si jëkk mooy que nga dem ci mayukaayu deret yi boo gisee Sénégal par exemple mun nga maye deret fii ci wetu hôpital Fann mooy centre de transfusion mun nga ko maye tamit au niveau de l'hôpital au niveau de l'hôpital principal ñi ngi sax ubbi nañu beneen centre bu nekk hôpital Roi Baudouin ñu nekk ci banlieue bi mun nañ dem ci Roi Baudouin temps yi aussi ñu ngi ubbi beneen centre hôpital Aristide Le Dantec. docteur bala ngaa jàll baal mbaa foofu duñ ko ragal corona bi jaar na fa de coronavirus. waaw non xam nga coronavirus amul benn rapport. ak affaire mayom deret. ñun ñi sax xaw nañ ko ragal tellement que temps yi li ñu doon maye deret yëpp. ñu doon maye deret ñëpp daw nañu. mais ma leen di rassurer que ni amul benn rapport que vraiment mun na ñëw. maye seen deret. même ci biir région yi. région boo gis ci hôpital bi am na banque de sang. donc vraiment actuellement Sénégal toll na ci 20 ak juróomu béréb
yoo xam ni ay bërëb fixe la bis bu nekk dañuy ubbi pour mu maye deret lu weesu loolu nag am na ay suñu équipe yi dañuy déplacé wu dañuy déplacé wu ci liggéeyukaay yi dañuy dem ci ci entreprise yi ci quartier yi et cetera ñoom aussi mun nañu dem côté boobu pour maye deret. dëgg la mbokk yi ba tey ma di leen fàttali yéen a ànd ak seen émission xamle njariñ tey ñu dalal professeur Saliou Diop bi nga xam ni moo jiite centre national de transfusion sanguine te mooy barab bi nga xam ni fi la deret ji nekk macha allah waxtaan wi dégg ngeen li mu fi jot a développé temps bi xëy na li ci des bariwul waaye docteur fi ma bëgg ñu dugg fa nag mooy wax nga fi ñi ko soxla ñëpp te macha allah ku ñëw ngeen jox ko. ñii maye tam bariwuñ. yéen a ngi woote rek nit ñaa ngi daw sax ndax feebaru bees bi comme ni nga ko waxee. fooy tibbee nag te doo fa delloo bu yàggee mu néew fa. banque de sang bi fan la toll fi mu ne. dama leen waxoon léegi ni que boo xaymaa Sénégal li ñu soxla. mooy téeméer ak juróom-benn fukki junni. maye deret at bu nekk. fi mu nekk nii ñu ngi toll juste ci téeméeru junni. donc mun nañu calculer que ni des na déficit am na. déficit boobu nag bien sûr dafay wàññeeku chaque at bu nag parce que booy xayma nag at yi yëpp at bu ñu dugg li ñu daan am ci mayem deret dinañ am 10% de plus. téeméer yu nekk fukk dina ci dooleeku. donc loolu mu ngi wane ni quand même population yi ñu ngi gën a toujours di intéressé wu di gën a impliqué wu ci mayum deret. mais nag gap bi ba léegi mi ngi fi. gap bi nag day gën a feeñ ci yenn période yu àddina bi mooy par exemple temps wu koor nga xam ne ñëpp duñu mën a may deret wala vacances yi nga xam ni nit ñi dañuy dem ci village yeeg yooyu duñu mën a université yi ak lycée yi dañuy tëj voilà donc période yooyu daal mooy nekk période yoo xam ni ci dañuy gën a mën a am déficit te xam nga mbirum deret moom da nga koy sokkee temps bu ndaw rek lay nekk li nga ci gën a par exemple globules rouges yooyu pepp yu xonq yi fan ak juróom rek nga ko mën a denc ça veut dire que il faut que nit ñi bu ñu mayee dellu si waat donc sensibilisation bi il faut que muy nekk lu continue kon li ngeen di jël mënu fee yàgg déedéet boo ko jëlee soo ko utiliser wul fii ak fanweeri fan ak juróom deret dafay yàqu donc il faut que nga wutaat yeneen li ñu ko denc ci frigo li ñu ko denc ci frigo moo tax ñu denc ko ñu mun ko téye fanweeri fan ak juróom waaw mais bu ëppee loolu dañ ko utiliser ti waaw kenn dootu ko mën a tee utiliser loolu moo tax ñiy maye deret dañ leen di laaj aussi ñuy revenir mun nga ko def ñetti yoon ba ñeenti yoon ci at bi mais surtout ñi nga xam ne mosuñu ko maye aussi ñuy impliqué wu parce que lu ñu seetlu mooy que ñi koy maye rek ñoo koy maye waaw ñi ko dul maye nag moom mais est-ce que du ragal gi docteur parce que mit ragal la mais ñàkk xam la aussi ba ñëw ñu def ko mu xam ne lii waruñu see ragal dara non ñàkk xam la ñàkk xam xam nga am na bien sûr ay freins socioculturels ñoo xam ni li ñu xam dudul lu baax lu kii parce que ñu xalaat ni par exemple deret dafa leen war a indil benn feebar wala bu ñu leen prélever da leen di wàññil dara jigéen ñi sax dañ naan bu ñu ma prélever damay tuuti xam nga wala nga ni non deret kenn du ko jaxasee ndax bokkuñu diine wala xam nga yooyu yëpp waaw surtout yooyu xam-xam bu kiiwul la deretu tubaab la kër garab bu ñuul la kee gor la kii jaam la sur le plan médical deret la amul benn différence nit ku ñuul ki mun na may ku nit ku weex ki te mun naa la wax leen nit dina jur doomam du ko mun a may deret waaw mu yow nga mun nekk sa yaay wala sa papa doom ji munu ko may deret parce que bokkuñu groupe sanguin jàmbur la deretam di bokk ak moom groupe sanguin loolu mun naa nekk ci ma nekk waaw loolu mun naa nekk donc deret buñ ko xoolee ci côté boobu dañ ko xoolee ci woo xam ni benn outil thérapeutique la rek boo xam ne dañ koy utiliser du cas alors loolu moo tax aussi nit ñi ñu leen di war a yee pour ñu xam am na nag léegi ñoo xam ne ñoom bon dañoo ragal comme ni nga ko waxee alors ragal bi piqûre bi lay nekk wala ñu ragal ñu wax leen seen résultat analyse xam nga ñu bëri ñoo xam ni wax après waaw xam nga analyse boo ko defee ba pare buñ ci gisee dara il faut ñu wax la ko pour nga faju loolu kay sa intérêt la parce que boo ko xamul doo faju te léegi amul feebar bu ñu xamul bu ñu mënul faj donc il faut que ñu wax la ko nga ko yooyu nag moom
ay problème la yoo xam ni moom la mooy tax ñun dañuy am ay problème pour sensibiliser yenn nit ñi. mais je pense que ni daal il faut que ñuy lawal xam-xam bi. il faut que ñu lawal xam-xam bi ba ñëpp sensibiliser wu ba ñëpp am niveau d'éducation bi leen permettre ñu xam ni mayam deret daal du seen amul pertement si ñoom quoi. dëgg la kon mi ngi noonu docteur daanaka yaa ñu yóbbu ci laaj bu mujj bi te mooy bi ñu tàggatoo incha allah waaye laata loolu rek ma wax mbokk yi ni docteur bu ñu déggee li mu indi dañuy xam ni ndeke maye deret yow da ngaa maye rek waaye am nga ci ay njariñ. kon c'est une pierre deux coups wala plusieurs coups. maye nga deret gis nañ ci feebar boo xam yaa ngi ko doon wéyaale te xamoo ko. ñu jaare fi fa yow consultation fa yow dara ñu jaar fi defal la suivi médical ba faj la kon mbokk yaakaar naa lii am na solo lool docteur wallaay bu ma sañoon du ma jóg ndax waxtaan wi neex na waaye temps bi moo jeex fi ñuy mujjee rek ci quelques secondes mooy ban politique ngeen teg pour gën a sensibiliser nit ñi bu ñu gisee ni Sénégal imam yaa ngi fi prêtre yaa ngi fi président daayira porteur de voix yi bari na est-ce que support yooyu nañ koy utiliser pour message bu gën a tas. waaw xam nga mbirum message pour mbayum deret d'abord ay éducation la sensibilisation la et du loo xam ne c'est technique waaw parce que boo ko seetloo mbayum deret communauté bi boo koy def c'est une activité de la communauté donc ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci communauté bi ñoom ñoo gën a mën a outils yi pour sensibiliser nit ñi boo xoolee ñun ni ñuy liggéeyee at bu nekk téeméeri poche de sang yu ñu collecté 60 yi mi ngi jóge ci association yi c'est-à-dire que dañuy approcher organisation yi que muy organisation professionnelle muy organisation religieuse yeneen ay association de notre nature bu ñu demee di leen wax affaire mayam deret gis ñi nga xam ne ñooy responsable association yi programmer ak ñoom aussi ay collecte ñi nga xam ne ñoom ci association ñooy dem sensibiliser seen propre communauté ñoo ay relais donc actuellement 60% poches yi nga xam ne ñu ngi koy collecté foofu lay jaar c'est-à-dire que dañuy impliquer vraiment les populations ci sensibilisation bi parce que ñoom ñoo gën a apte pour sensibiliser ñi nga xam ne ñoom ñoo bokkal kii de telle sorte que actuellement certes bi ngi am mais nit ñi maye deret dañ koy def toujours par groupe damay dem maye deret parce que sama société de organisée damay maye deret parce que suñu liggéeyukaay dañu organiser c'est plus rare que damay jóg sama kër rek tey jii maye ji deret waaw c'est plus rare mais ça ñooñu nag am nañ ba léegi mais sunu priorité actuellement sunu voie bi ñu gisee ni moo gën a efficace mooy di sensibiliser di approcher les groupes ñoom ñu def relais pour ñu mun a kii sensibilisation boobu ñu ngi koy def à travers les médias du doy tukk parce que du doy mukk nag parce que xam nga actuellement les médias sont saturés y a beaucoup de trucs mais ñu ngi koy def à travers les médias ñu ngi koy def ñu ngi xool également des leaders yoo xam ne ñu ngi ciy wax mais war nañ ko gën a yokk parce que fii contraintes yi nga xam ni ñooy empêcher nit ñi ñu maye deret moo gën a bëri que ci réewu tubaab yi c'est des contraintes socio-culturelles c'est des contraintes économiques nit ñu bëri dañuy bëgg bu subaa ji dem wuti ji dara du ñu am taawu dem par exemple di maye deret waaw yooyu contraintes yëpp la ñu war a. d'accord docteur yaakaar naa yéen a ngi waaj benn congrès mois d'avril bii ñu jëm lan moo war a nekk message bi ak est-ce que comme neex teew ci. congrès boobu c'est le congrès société africaine de transfusion mooy ñi nga xam ni ñooy liggéeyu mbirum affaire transfusion ci Afrique bi yëpp bi mooy fukkeelu congrès bi mais c'est la première fois que congrès boobu ñu koy organiser fii ci pays africain francophone muy fekk donc fii Sénégal day réunir à peu près 500 personnes incha allah et li ñu ciy waxtaanee mooy li ñu doon wax bi ñu commencé ba léegi ñaar la bi ci dëkk mooy nan la ñuy def ba ci Afrique deret bi ñu soxla ñu am ko parce que li ma la wax nii léegi ay problème mu Sénégal la mais ay problème Afrique yëpp la li ñu soxla ci deret quantité bi amuñu ko te alors que ñun Afrique jeunes yaa ngi fii tout le monde mais Afrique la ñu gën a am difficulté pour convaincre population yi pour ñu maye deret loolu mooy bu njëkk bu ñaareel bi mooy nu ñuy def ba deret bi aussi nekk deret bu sûr
test yi ñu ngi koy def normalement donc sécurité transfusionnelle aussi loolu priorité la yoo xam ne dañ ciy discuter échanger ci suñu expérience entre réew yi nga xam ne yëpp dinañ présenter. kon docteur ma doon wax ni lan mooy sa message bu mujj bi ngay jox téléspectateurs yi lay seetaan nga tàggoo ko. waaw xanaa rek pour fàttali ki ñun ñëpp mbirum mbayam deret moom suñu responsabilité ñun ñëpp la ñun ñëpp dañ koy soxla ji nit ki dund c'est rare que nga dem ba sa dund jeex te yow doo soxla deret parce que feebar yu bëri léegi il faut que nga soxla deret te boo ko soxlee tamit nit ñi la koy may rek kon ñii actuellement nga xam ne nekk nañu ci condition yi âge bi ak condition bu leen di permettre ñu mayee deret nañu ko def genre natt la rek loo xam ne yow da nga teggi ji donc loolu laa leen di laaj que vraiment ku nekk jiital responsabilité jiital aussi altruisme mooy nga soxla dimbali mbirum keneen waaw parce que soo xasee ba mayee deret sentir plaisir ak bànneex que ni yow kat deret bii nga mayee nga xam 30 minutes rek la jël mais yaa ngi fi mu nekk nii sauver benn àddina te loolu nit ñi conscient wu ci parce que bu ñu ñëwee ñun ñi nga xam ni dañ koy gis nii dañuy gis ni kii kat may na deret bi kat jox nañ ko malade bii mi ngi tëdd ci bii hôpital mi ngi am lii ñun ñuy def lien entre ki nga xam ne maye na ko ak ki nga xam ne daf ko soxla ñooy gën a encore sentir l'importance gi geste bi nga xam ni moom lay def plaisir boobu nag pour nga am ko moom il faut nga def ko. jërëjëf waaw plaisir bi pour nga am ko il faut nga maye mbokk yi professeur Saliou Diop ci lim leen di woo mooy yàlla def laa may juróom ni la demal ci sa mbokkum jullit mu ko soxla nga may ko ci genn wàllu benn loolu yaakaar naa warut a jafe beneen bi tam mooy ki ngay may deret mu feebar te bu ko amuloon amaan na fa la bakkanam di jaare rot nga may ko deret mu jaare fa wér mu wér yeneen doom judduwaat ci moom doom yooyu juraat yeneen doom yooyu juraat yeneen doom kon yaa ngi participer ci yokkuk àdduna bi loolu ëllëg bu la ko yàlla fayee xamoo foo jëm ak moom kon daal bu ñu ko dee tënk dañ naan seen émission xamle njariñ tey doxantu na jël si njariñ fii ci professeur Saliou Diop jiite centre transfusion sanguine nekk fii ci Dakar ku ne xam na ni doyalu leen man it doyalu ma mais temps bi moo jeex dinañ sàkkuwaat ci moom dellu si fi beneen yoon ngir beneen pàcc bu ñu mën a waxtaane ak ñoom ñu sant gërëm suñu cadreur yi ñu àndaloon preneur de son yi techniciens yi nga xam ne ñoo tax ngeen gis ñu ñun ñaar ca ñoom gis ñu leen dig daje beneen yoon lay doon incha allah asalaamaaleykum